Khalifa Sall mosoon nga fi nekk ministre de la justice ci loolu lañ bëgg a dooree sax ak li ñu jiiñ ñi Khalifa Sall gii def na ak deful ak tongal ngi ci ak pexem politique ci lii ko dal mu nekk kaso weeru mars ak léegi. waaw doonoon naa fi ministre de la justice dëgg la ci ndigalu président ndax loolu aussi la digoon Sénégalais yi bi muy nekk candidat ne alal réew bi daal danañu xool anam bi nga xam ne moom la ñu koy yoree ndax réew boo ko bëggee tabax budget bi nga xam ne moom la député yi di wote te mu doon suñuy impôts yi moom la ñuy dajale moom la ñuy jagleel maanaam éducation bi piste yi liggéeyu xale yi ba mu ñëwee it dossiers yi nga xam ne yu ci bëri sax du moom moo ko tàmbali muy ay audit mu saytu ko daal di jébbal mbir mi justice ba loola amee yéen ñëpp ngeen fekkee li nga xam ne am na ci wàllu woowu liggéey boobu moo continuer ndax bu fekkee ne mbiru maire de Dakar ngay wax loolu ñu bëri it xamuñu ko. maire de Dakar mbir ma beesut. beesut tàmbalewul sax doon maire ba léegi woowee koppar gaañu ne noonu la daan doxee. noonu nga xam ne ci affaire audit boobu ci jamonoy Abdoulaye Wade la commencé woon président Abdoulaye Wade la commencé woon ba dal di continuer ba yegg si fii. mairie nag aussi xaalis bi li ñu war a xam mooy xaalisu budget la mairie budget national bi nga xam ne mooy dem pêche wala mooy dem éducation mooy dem ci mairie bi bu ko defee nañuy yoree kopparu muy ministère muy direction noonu la ñu war a yoree kopparu mairie aussi. Khalifa Sall yow chaque fois ne mbir ni mu ko doxalee moom wàllum caisse d'avance bi ni mu ko doxalee ña ko fa jiitu mairie Dakar muy Pape Diop wala moom di Diop ñoom ñëpp noonu la leen mos ko doxee te dara fekk lañ ci kon la moo waral moom ñu singale ko ci mel nii dañ ko ci singale ci mbir mi caisse d'avance bi koy changement moo am xam nga 2012 sénégalais yi dañu jàpp ne dañoo war a changer ni réew mi dox ñu indi président Macky Sall boo nee changement nag changement ci doxalin la ci wàllu sax saytu bi ma fàttali ne président Macky Sall maire la woon ca Fatick daanaka saytu nañ ko ñetti yoon ba ñeenti yoon bu ci nekkit ñu ne ko gisuñu dara ci li ngay liggéey ba mu newee opposant wax ne moom dafa bëgg a doon président de la république woo nañ ko ci dig ci bu ngeen fàttali ko ci ay affaire u xaalis u blanchiment ba ngoon nga jotee it dañ ko bàyyi mu dem ndax nit ki boo fekkee ne kenn mënu laa topp ci dara kenn du la topp waaye nag aussi bu ñu la saytoo ba gis la voilà mais waaw mais justice la saytu moom bu ñu la laajee say kayit rek na nga ko joxe mooy li am solo et puis bu fekkee ne lépp leer na jarul aussi ay fausse facture maanaam ay GIE yu def café ñu jox leen ceeb ak yu mel noonu man daanaka sax ci affaire dossier justice voilà loolu laa ko wax ci waa affaire justice sax du ma ciy faral di commenter parce que dama ko def principe loolu ci kanamu tribunal ba foofu lañu koy leerale bu ko defee juge yi dal di décider. Khalifa Sall bu safaanoo wutu woon ak yéen ànd ak yéen di def li Macky Sall bëgg lëkkaloog moom li yëpp du am de. ngeen may ma rek foofu ma insister ku mel ni Cheikh Bamba Dièye doon maire Saint-Louis gaw ma ne Macky Sall la àndal opposant la saytu nañ ko kenn téyewu ko ndax amul leen lu ñu seet ca mairie ku mel ni Lamine Thiam ne ca Kébémer dafa kaw ma ne PDS la nekk newul APR newul Benno Bokk Yaakaar saytu nañ ko kenn téyewu ko kon loolu it lu ñuy leeral lay war di dafay war di leer te loolu nag li nga xam ne moom moo am Sénégal booy seet mu ngi ci dëkk yëpp boo demee lu mel ni France dégg naa sax maire France ba maire Paris ba di ci intervenir mairie Paris ñoom ñoo ëpp ay lu ñu leen yóbbu justice ba lu toll ni ak président de la république sax ñu daldi ko fa Jacques Chirac ñu téye ko fa gis ngeen candidat boo xam ne bii sax ci digg élection présidentielle ba Fillon moom it yoon topp ko yoon na demee noonu nanu bàyyi rek bu ku jóg rek ñu dénk la xaalis ñu saytu la mu am ci problème ñu woole ci yoon nga ne politique lañu jiite ay société ba beneen bànqaasu nguur gi te ay rapport wax ni jalgati nañ te dara fekk la ci wàllu ñuy faral di tudd kudd di faral di tudd yeneen ni bànqaas poste ak ñoom seet xam nga man ku ma faral di dégg ci politique xam ne li ma gëm man mooy xaalisu réew mi wala nga koy yore niñ ko war a yore amul nga bokk APR wala nga bokk PS wala nga bokk PDS dañu la war a saytu topp la loolu liggéeyu procureur la
man ci suma wàllu bopp bu ngeen may laajee ma ne leen procureur de la République bépp dossier boo xam ne dafa nekk ci bureau daf ko war a traité. procureur na mu traité yëpp aux hommes tamit dafay jot ay ndigal ci kilifa yi tamit loolu tamit nekk na loo xam te ne gàllankoor la. non amul non bu ngeen liiree dañu ne le procureur est le maître des poursuites loolu moo ne ci code. ministre de la justice mooy seefam. waaw mais ministre kaa ma wax la benn mbir mooy ministre de la justice mënu la imposer procureur de la République yi mu war a def procureur de la République moo tax ñu naan agir en son âme et conscience maanaam li nga xam ne mooy li dal sa xel ak li nga xam ne moo dëppoo ak sa conviction ci wàllu boobu daal loolu man ci laa gis waaw mais loolu war a am loolu moo war a am te man loolu laa gëm. ba nga nekk ministre de la justice mosoo joxoñ procureur fu muy xool. mais procureur li nga koy laaj dafa war a dëppoo ak yoon munoo wax procureur mu def loo xam ne dëppoo la. dàq nañ ci benn procureur Aliou Ndao ci CREI yi ndax ñu ni déggul ndigalu Sidiki Kaba mi nekkoon jamono yi ministre de la justice. waaw loolu moom fekkeewu ma ko xam nga boobu neewu ma woon ministre de la justice procureur boobu man bi ma toogee changé naa procureur benn procureur laa fekkoon keneen a ñëw. voilà keneen daal di ñëw mais buñ dellu see ci principe yi li ëpp solo te ñu war koo xam mooy parce que c'est pas parce que politicien nga que vraiment loo def it buñ la yóbbu ci yoon ñu ne procès politique la ndax bëri na fi ay politiciens yoo xam ne seet nañ leen. lim naa ci ñaar mënoon naa ci lim ñeneen ñoo xam ne it aussi APR lañu woon ñii dañ leen jox xëy na réprimande naan leen war ngeen seetaat seen gestion ñii ñu ne leen amuñ lu ñu gis sans distinction man looloo waral beneen mbir mi nga xam ne aussi am na solo mooy bu fekkee ne mbir mi dañ la jox caisse wala jox le budget nga war koo gérer mun a wax rek ne jox naa ko diw wala joxuma ko diw te yooyu sax it xëy na dañ ci dellu si parce que du yoo xam ne yi mooy justifier na nga utiliser réew xaalis bi. li nga wax ne justice bi moom na boppam procureur kenn du ko defloo justice bi kenn du ko defloo li ñu bëgg ak yooyu gis nañ ne yow nekkoon nga ministre de la justice traque des biens mal acquis sax yaa ko tàmbali traque boobu liñ ci nemmeeku mooy à part Karim Wade ak Tahibou Ndiaye amul keneen tey jii sax daf mel ni traque boobu daanaka dee na ndax amatul kenn kuñ topp xëy na arme politique la boo xam dañ koy utiliser contre des adversaires politiques du leneen. waaw mais xam nga bu ngeen nee dossier Karim Wade ma fàttali leen ne fii yéen a fi daan wax ne Karim Wade mooy ministre de la terre de la mer yoroon na lu tolloo genn wàllu budget kon affaire bu toll noonu ak milliards yi nga xam ne moom lañ ciy tudd ma wax leen sax ne ba tey mbir maa ngi continuer yéen ñi journaliste xam ngeen ko ci Allemagne ci boppam ñi nga xam ne ñu ngi woon Fraport ne woon fii di opérer aéroport bi. loolu ñoom it ñu ngi ci soxla yooyu bu ngeen tàppee ci presse bi ngeen ko gis ci presse allemande bi yéen ay journaliste ngeen c'est pour vous dire que. bañ ko tàmbalee dañu naan procès politique la nangam ba tey ay dëkk bu sori ba mel ni Allemagne continuer ci yu mel noonu donc il faut ñu jàpp ne mbirum Karim Wade gi yow ci sa bopp ak ñeneen daanañ wax ni ay Amath Dansokho naan ay 400 milliards ak 1000 milliards ak 3000 milliards nga ni xaalis bi nañ ko topp nangu ko yow ba ni ngay jógee ci ministère boobu ay 2-3 milliards gën ngaa bëri juróom rek ngeen di ngeen kon liñ ci doon coow ak la ca am wuute na. déedéet il faut que ngeen aussi xool seeni information da ngeen di woo ministre de la justice mu ñëw fi fàttali leen dossier bi ça fait longtemps aussi ba ma jógee justice mais am nañ fi ay comptes yoo xam ne Monaco téye nañ ko ci am na ci xaalis boo xam ne bii récupéré nañ ko lu tolloo presque 33 milliards yoo xam ne am na entreprise bu fi nekkoon comme affaire bi jeex na xëy na jarul ñu leen décider des centaines de milliards loolu vraiment. non mais xam nga déet bu la wax ne 33 milliards du dara yow xam nga benn hôpital 33 milliards mën nga cee tabax aéroport mën nga cee tabax hôpital yu bare mën nga cee def lu ëpp 30 ba 40 centres de santé mais boo jëlee 30 milliards jëlaat yeneen 30 milliards daanaka plus de 200 milliards yoo xam ne récupéré nañ ko loolu it lu am solo la li ñu war a jàpp te man mu doon loo xam ne c'est essentiel ci suñu réew mi mooy xaalis public waruñu ko jaawale ak poste privé fekk ñu ngi def loolu pour ñu gis avancement ci Afrique du yomb li nga xam ne moo am d'ailleurs boo demee Canada maire bi nga xam ne ñëwoon na fi ñu naan ko Couder moom it dañ ko topp ci affaire xaalis ba d'ailleurs nekkatul maire loolu am aussi Paris loolu nag li nga xam ne moom la tubaab bi bëggal seen bopp seen xaalis ñu koy saytu ba di defar seen i dëkk seen i citoyen seen i situation di améliorer ñu nit loolu la ñu bëgg fii ci Sénégal te loolu it war naa mën a nekk te nag c'est pas parce que da nga am ambition
wala amoo ambition warta def benn différence encore une fois. mais wàllum traite bi procureur Aliou Ndao ay jamonoom liste 25 personnes yu ñu war a topp la waxoon mais après fa mu mujjee daanaka ñaar nit ñett nit la ñeneen ñëpp kenn déggu leen anu mbir yi fu mu toll. waaw loolu mu ngi non bu ne mujjul fenn parce que boo récupéré lu toll 200 ba 300 milliards. mais yeneen nit aussi il faut mais ki nga xam ne moom daan nañu ko kooku moom nee naa leen moitié budget Sénégal moo ko yor kon nag aussi loolu lu am solo la doonoon doomu président loolu mosut a am aussi ci Afrique dafa war a continuer du caagi ni ne da nga contre nit wala da nga koo bañ déedéet li nga xam ne lañ war a jàpp ñun ñi politiciens yi mooy bu ñu joxe alal ñu sàmmee ko ni ñu ko war a sàmmee bu fekkee ne it dañuy def teraanga parce que Sénégal it dëkku teraanga la te ñun ñëpp ñu koy def nañ ko def ci li nga xam ne mooy sa xaalisu bopp boo ko defee ci sa xaalisu bopp du am benn problème waaye bu fekkee da nga ko def ci xaalis moo xam ne bii dañ cee war a defar ay école dañ cee war a defar ay hôpital bu audit ñëwee nga ne ay factures yoo xam ne yi dëppeewul ak dépense yi loolu problème lay indi. ñi bokk ci doon di ministre ak ñoom seen tey wasaare xaalis itam loolu moom jaaxalu la. man li ma jàpp mooy ñëpp a war a yem devant la loi wax naa ko encore une fois mooy sa carte politique warta doon loo xam ne lii moo lay teree am bonne gestion te bu audit bi ñëwee muy IGE wala muy keneen na nga wàññi say këyit bu fekkee ne la nga def dëppoowul ak yoon ñu jàllale ko yoon ñu jugé la yooyu boo xasee ba dem ci yoon ñu jox la sa yelleef maanaam procès juste et équitable loolu mooy li ci ne waaye nag aussi jaawale li nga xam ne mooy sa xaalis bopp ak li nga xam ne moom la ñu war a liggéeyee fekk lu ñu koy def dëkk bi du avance te loolu it aussi dañ ci war a leer bu baax a baax a baax. bu ñu nee procès politique encore une fois ki nga xam ne président la tey may topp audit nañ ko ñetti yoon te ku ne xam nga ne président Abdoulaye Wade maanaam daawul caaxaan ak ay opposant waaye dafa mujjul fenn parce que dañ ko defal quitus. finalement ñu defalee quitus ay maire yoo xam ne ñu ngi ci opposition bi fii ñuy wax. système bi moo fi nekk ba léegi rek muy Abdoulaye Wade di Macky Sall ku ne boo toogee ñi ngay jàmmaar lool ngay leen di sàkkali pexe noonu la. déedéet du noonu parce que nit ki lu mu nekk ci opposant mënoo koo créer loo xam ne amul mënta nekk. wax naa leen si limal naa leen fii maire boo xam ne quand même ràññee nañ ko ci opposition. li ñu Macky Sall am nay magistrat rawat nañu war a àtte Khalifa Sall am réunion ca pare di waxtaanee yi fi di xool nu ñu koy doxalee loolu lu ñu koy dëggalam. non xam nga nag yooyu aussi du situation lu mu métti nañuy wax rek li nga xam ne moo am parce que loolu du une bonne stratégie de défense man mii sax dégg naa ko ma lim ci benn interview voilà waxu ko sax clairement d'abord sax bi affaire mais bu dee dëgg ngeen porté plainte baa ngeen yóbbu fi ci yoon wax accusation damay xaar mu leer bu baax a baax pour man de me concernant Aminata Touré man je n'étais même pas là maa ngi woon daan sama doole aux États-Unis di fayeeku 20 fois le salaire du maire kon kooku vraiment soxlawuma lu ko nirool new moon dans le pays ba ma jógee ci nekk premier ministre defal nañ ma proposition yoo xam ne salaire ba moo ëppoon fuuf sama salaire premier ministre donc du loolu mooy wax ji et defe naa ne aussi bu mbir ñi continuer dana jaar fu mu war a jaar. ñi ñu naan cof nañ ci caisse d'avance ñu ñamal leen ci bokkoo ci. non mais nee naa leen dama fi newuloon sax faf man maa nga woon ci sama terrain di fayee ko ëpp na 20 fois sax pratiquement 30-40 fois le salaire du maire je n'étais pas là. maa ngi doon daan sama doole alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax ba ma jógee ci premier ministre bi continuer aussi. ci suma liggéey si mbirum àq ak yelleef ñi nga xam te ne ñoom lañ tey mbirum Khalifa Sall ay ñooñam moom ci boppam gis na ne àq moom yelleefam yu bëree bëri daanaka procédure bi yëpp dañ ko jalgati li ci mujj mooy immunité parlementaire bi ñu ko levé saa ñu déglu koog yooyu yow noo gisee mbir moom en tant qu'ancien ministre de la justice ñàkk sàmmonte ak àq ak yelleef yi nga xam te ne mooy Khalifa Sall. non il faut que ñu jàpp ne aussi dëkk bi am na ay magistrats yu xam seen liggéey man dama leen bàyyee ñu féetoo ñu seetoo procès bi maire de Dakar am na ay avocats am justice a ngi bi procureur nga xam ne moom dossier wu état la yor bu ma nee état nag yow la man la ak keneen dañ ko tuddee mooy le défenseur du ministère public ndax suñuy impôt la ñuy wax am na aussi juge yi nga xam ne ñoom bu ñu indee preuve yi ñoom ñooy tranché ñoom laay bàyyi mbir mi ñu def ci liñ ci war a def am un procès juste et équitable waaye nag mënuñu aussi avant procès di am ñu bëgg def le procès aussi de l'opinion parce que ak lu mu metti it 1800 millions la ñuy wax loolu it aussi mooy 1800 millions mooy 1,8 milliard kooku
xaalis bu bare. ci wàllu politique Aminata Touré mooy sunu gan ci RFM tey ñaari minute yées na ko sax moom dese ci wàllu politique sa situation personnelle nga nekkoon premier ministre doon milité Grand Yoff mu jigi yaa ngi dem Kaolack gis nañ ci législative bi ak ñoom seen bi sedd leen ndomba ñëwaatee gisuñ Macky Sall seddaat la loolu noo koy dundee ak li ngay def ci terrain bi ci wàllu politique ba léegi te mel na ni daal président gëstoogu la ci wàllu woowu. mais man ancien premier ministre laa woon bi may annoncé titre boobu nga ma annoncé ne ma ancien ministre de la justice laa woon aussi sant yàlla politique newoo ci rek pour ñu takkal la raaye wala ñu takkal la ndomba tànk da nga ciy ne aussi pour jàppale sa majorité bi nga xam ne ci nga bokk les idées ak ñoom ma am aussi beneen taxawaay au niveau international di jàppale démocratie ci dëkk yu bëri maa ngi nii. ci yoonu mais daan bi la Khalifa Sall daanoon ci 2014 local yi ca grand bu léegi moo toog ci wàllum politique ba léegi loolu moo mel ni moo xaw fay ca carrière politique tuuti. politique moom bu fekkee ne loolu la kon def naa ne président Abdoulaye Wade du doon président ndax moom ca Kébémer dañ ko fa doon bëri na lool politique a demee noonu et puis àddina sax moo demee noonu tey mu yéeg suba mu wàcc te da ngay continuer am sa Pastef parce que Pastef bi pour jàppale suñu réew la. bu ko waxee mais ci kaw la dafay dem di yëngu. ku ci mel ni Mariama Sarr ministre nekk maire ba ak ñoom Diène Farba Sarr ñoom mayuñu la dara foofu xajalut la loolu yéen a ngi koy réglé. waaw mais xam nga Kaolack buñ ca nekkee suñu dëkk la suñu dëkku maam la suñu dëkku cosaan la fa laa duggee man d'ailleurs soit dit en passant fa laa commencé sixième et cetera dañ fa ne aussi pour mu doon après ville bi nga xam ne moo dàq ci Sénégal parce que ku ne rek fa nga cosaanoo da ngay bëgg mu avancé ñu fay yëngu di fay am ay activités terewuñu nag aussi dañoo war a liggéey ñu liggéey ko sur le plan national wala le plan international noonu lañ ko war a gisee man suma conception politique noonu la et encore une fois li nga xam ne man laa jàpp pour réew avancé mooy xaalis bi nga xam ne moom la ñu war a liggéeyee muy politiciens yi wala gestionnaires yi wala directeurs yi ñu liggéey ci li nga xam ne moom moo avancé mooy avancé suñu réew. loolu it am na solo lool. Aminata Touré moo nekkoon sunu gan ñu yendoog jàmm. jërëjëf ñu ngi nuyu auditeurs yëpp bu baax di leen ñaanal bésub jàmm. jërëjëf.